sang bi sunu soppe leer gi doy na seede ñun de kunu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu sopp leer gi doy na seede ñun de kunu laaj fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi sunu soppe billahi wallahi leer gi doy na seede. Seydi Mohamed El Cheikh macha allah jërëjëf réponse yi yaatu na waaw man nag li ma si gën a jàpp nag mooy can urul ay nii nekk tey bale jàkk loolu moom mooy doon canu urul ay nii keroog sa àjjana est-ce que cay allahu akbar kon ne man de xam leen moo xam naa ko naa ni moom en tout cas amul gisatuma benn jàkk boo xam ne dinaa fa teg sama tànk muy tilim waaw jàkk bu ma tegati sama tànk dinaa ko bale ba maara di taali macha allah ndeysaan lii dama bëggoon ñëw ak yow nag ci benn mbir Seydi Mohamed El Cheikh xam nga maa ngi lay wax ci suñu njëlbéenu émission nii quand même bi ñuy préparé émission bi dem nañ sur internet dem nañ sur YouTube dem nañ sur Facebook gis nañ ni am nga ay soppe waaw am nga ay soppe un peu partout dans le monde d'ailleurs waaye tamit gis nañ ni am nga ñoo xam ni man mën naa leen woowee ay détracteurs waaw donc ma bëggoon ñu wax tuuti ci ñooñu parce que tu sais détracteurs yi man dem naa xool analyser naa seeni commentaires seeni wax xool naa ba xool je vais venir avec toi sur la forme sur la forme de la critique de ce qui te reproche je dis sur la forme parce que sur le fond dëgg rek laay wax c'est pas pour te défendre mais sur le fond xool naa gis naa ni si sa xam-xam bi ngay wax ñoom kenn attaqué wu la si gisuma ko xam ni wax na weddina la ci gisuma ko xam ni indi na argument yu taxaw pour contre li ngay dëgg ji ngay wax sur le fond donc là-dessus je vais pas m'attarder mais sur la forme Seydi Mohamed El Cheikh am na yoo xam ni voilà dinaa la ko wax mais pour man loolu ce sera pas l'objet de ma question am na ñu lay reprocher naan ni ngay prononcer alxuraan bi dafa am ay erreur am na ñu lay reprocher naan ni ngay làkke arabe bi baaxul da nga koy yàq ak yooyu bon mais yooyu man taxuma jóg mais am na ci kii maa ngi xool par exemple si note bi ma jëloon nii kii mu ne yow yaa ni yonent bi dafa ne yàlla suñu borom jox na le pouvoir yow Seydi Mohamed El Cheikh nga tànn beneen weeru koor bu dul weeru koor bi waaw te soo ko tànnee ku wóorul weeru koor bi nga tànn day am bàkkaar waaw est-ce que jooju wax Seydi Mohamed El Cheikh est-ce que yow yaa ko wax parce que loolu bu dee yow yaa ko wax man de loolu ëpp na samay nopp bu dee yow yaa ko wax loolu moom vraiment ëpp na samay nopp est-ce que mën nga ñu ko bu dee yow yaa ko wax est-ce que mën nga ñu ko faram-fàcceel est-ce que mën nga ñu ko explication et puis te li ma si jaaxal mooy ñoom wax ji ñuy wax il n'est pas le seul à l'avoir dit ñu bëri ñu lay critiquer ñu wax nañ ko mais man wax ji xool naa si sa waxtaan yi nga dugal internet yëpp su ma déggee si waxtaan yi nga dugal parce que je sais que Alioune Dieye sa xam naa certainement sa taalibe la moom mooy dugal waxtaan yi moom chaîne am soo fa demee waxtaan yooyu yëpp déglu naa ko mais gisuma si passage bi ñuy wax donc passage bi ñuy wax si ban waxtaan la jógee wala est-ce que yaa ko wax déjà wala soo ko waxee fan nga ko waxee ban contexte nga ko waxee et puis ñoom naka lañ def ba jot si parce que man dem naa sur internet mais si page Alioune Dieye mais gisuma ko fa voilà donc loolu bëggoon naa nga leeral ko voilà donc lii question benn internaute la woon benn critique bu la benn internaute doon def mais am na keneen ku ma gis voilà kii moom nee na moom te en plus ay taalibe tijaan la ñu nag ñi lay critiquer bëri na ay taalibe tijaan attention te kii moom nee na sax moom taalibe non kii du ma tudd turu sëriñam je vais formuler la question autrement c'est-à-dire que li ma bëggoon xam mooy wax yow def nga waxtaan yu yaatu si axtaab yi si Maodo sëñ Maodo sëñ Hadj Malick Sy def nga waxtaan bu yaatu si Omar Foutiyou Tall waxtaan bu yaatu si Seydi Babacar Sy ak ñoom def nga waxtaan bu yaatu si Baye Niass par exemple mais damay dellu si rek si ñooñu ñëpp nga def waxtaan si ñoom mais dañuy gis si say wax ni
da nga am une relation particulière avec Khalifa Ababacar Sy radiallahu taala anhu waaye aussi da nga am une relation particulière avec Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum radiallahu taala anhu bi fi jógee barki de moo Njaay. Est-ce que mën nga ñu expliquer lan moo soubassement bi lan moo waral cette relation particulière bi nga am ak ñaari jëmm yu tedd yooyu waaw ba pare expliquer ñu tamit aussi wax jooju ñi lay critiquer di wax ni yow yaa ni yàlla daf la jox weeru koor te su ko warul weeru koor daf la jox pouvoir boo xam ne yow am nga mën nga choisir benn weeru koor boo xam ni su ko nit ñi woorul dañuy am bàkkaar mu di wax ju rëy suñuy nopp waaw naa balaa rek ñuy jàll ci partie mission bi ma lay ñaan rek fekkee mën nga indi ay explication yu gën a yaatu ci ñaari question yooyu ñu lay sant di la gëm di la delloo kaddu gi asalaamaaleykum wa rahmatullah. jërëjëf yaa Seydi Babacar ñi ngi delluwaat di la sant ci question yi am solo yi nga xam ni posé nga ñu ko waaye jàngat bi ma ciy njëkk def rek mooy da nga wax ni dugg nga ci internet bi gis nga suñuy soppe waaye aussi itam gis nga suñu ay noon laata ma ciy tontu rek li ma ciy indi comme explication mooy missionnaire boo mës a gis rek ci ñaari contexte yooyu lay doxe mission ay soppeem dinañuy nekk ci droitam ay noonam nekk ci gaucham aussi itam ma di la fàttali li mbokk mi waxoon moom laa def muy sama farat temps bi ma war a jël di ko consacrer ci sama ay noon ci la ñu wax temps boobu dama koy utiliser pour consacrer ko ci sama ay soppe yi nga xam ni jox nañ ma seen xol ba noppi moo tax yow yaa may yëgal li sama ay détracteur di wax waaye man yàlla xam na ni mësuma attardé wu sax ci seen benn vidéo wala seen benn séquence pour déglu leen te itam dina neex a dégg ci benn côté ndax laaj nga ma waaye booy journaliste baat bi nga indi tontul nga ma daana ko ndax tontu bi mooy wax nga ma ni gëstu nga leen waaye yëg nga ni critiqué wuñ ma mukk ci xam-xam bi may véhiculer xanaa ñu ngi may critiqué ca xëy na nee na lii xëy na nee na laa te ñoom àgguñu foofu kon su ko defee ñun ci loolu la ñuy tontu parce que ku la critiqué wul ci xam-xam bi nga indi boo ko tontoo it dafa fekk nga yéene ko jàmm rek waaye comme yéen a laaj su ko defee ñu xool ci ban teggin lañ leen mën a expliquer tuuti ci li ngeen di laaj ci ñun bi ci jiitu mooy baat bi nga wax ni ba nga leen gëstoo dañu wax ni ñun dañuy yàq aaya alxuraan yi ni ñuy waxee arab bi du noonu foofu tontu mi ma ci indi mooy alxuraan 114 saar la di téeméeri saar ak fukk ak ñeent yàlla dogal ci téere bi nga xam ni moom lañu téyee soo dooree ci baxda a'uuzu billahi minash shaytaani rajim indi bismillahi rahmaani rahim yaa ngi njëkk dal ci alif lam mim
ba ngay ak ci sa suratu naas diggante bi muy téeméeri saar ak fukk ak ñeent ñu wax ni aaya yi dafa am yu ñuy yàq li ma bëggoon mooy ñu indil ñu aaya yi ñuy yàq exposé ñu ko pour ñu mën ci wax waaye comme dañuy wax rek te duñu indi kon duma leen mën a tontu ndax indi luñ ma aaya bi boobu mooy benn ba ca jiitu beneen bi ma ciy dolli it mooy kiy prononcé alquran prononcé wu ko pour nit prononcé wu ko pour mbokk jullitam daf koy prononcé ngir jëmmi yàlla su ma dellusee ci source bi suñu góor gu baax gu tedd gi nekkoon Sénégal di Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh am na lum ci jotoon a wax te discours am ba mu tenir en 1996 nga xam ni benn at la ci tegaat génn àdduna su ngeen delloo ci archive yi mi ngi wax ni alquran bii fii ci Sénégal ak ba ca Màkka benn la baye boo ñoom waa Màkka ñuy wax wala daaliin ñun ñuy wax wala laaliin Alhaji Abdoul Aziz Sy Dabakh moo ko wax te lu tax mu yëkkati kàddu googu fam ka teg fu leer la gis nga Bilal mi ñu miin ci wàllu nodd nga xam ni tey kuy nodd rek turam lañ lay jox di wax Bilalu jàkka ji Bilal buñ daan wax Chine bu am ñetti tomb moom mënu ko woon wax dafa daan wax siin su ko defee nag arab yi di ree ni Bilal dafay yàq baatu siin bi ndax mënu ko wax Chine la waroon wax mu wax siin bi ko yonent bi déggee yonent bi woo leen nu ñëw bi ñu ñëwee toog mu ni leen attention na ngeen xam ni siinu Bilal indallahi ka chiinun wax leen ni li Bilal di wax ngeen koy ree da ngeen xamul ni ca yàlla Chine la gu tooy xepp kon yàlla mooy juge kiy tudd araf yàlla mooy juge kiy wax ci huruf yàlla mooy juge ki yàq aaya ak ki yàqul aaya ndax alquran ñaata façon njàngin ñoo ci ne ñi nga xam ni gàtt nañu aliwa sax léeg-léeg ñu dégg nit ni bismillahi rahmani rahim wa duha wa layli iza sajja nga dégg ko ni bismillahi rahmani rahim wa duhee wa layli iza sajjee hikma bu nekk ma nga ci kon nag bu ma déggee nit wax na mu waxee aaya bi yàq na ko te indi lu ma aaya bi ñu yàq duma ko mën a atte duma ko mën a yi déglu waaye duma ko mën a aussi nangu critique am googu ndax foog naa ni alquran yàlla may nañ ca baat bañ ca bëgg wax danañ ko wax nañ ko dégg te itam nag prononciation bi ma ciy indi sax booy seetlu même ñoom ci seen njàngin duñ ko indi dama ragal nag prononciation bi moo leen jaaxal ndax nun bu noo jàng fatiha yàlla daf noo may charisme boo xam ni ci la ñuy jàngee fatiha ba buñ ne bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in su ko defee nag xëy na ñoom comme mënuñu prononciation boobu dañoo xaw fiir tuuti xam naa waaw fiir bay tax nag ñuy wax loolu ndax indi luñ ma ba léegi aaya bi waaw kon foofu loolu lañ ciy ton ci beneen wàll bi muy li nga wax ni wax nañ ni ñuy waxee arab bi du noonu pour wax la dëgg
parfois dañ may def ree tuuti parce que ñun arab yi ñu tudd yépp te internet bi jot ci amul benn bu ci arab boo xam ni mën nañ ko àtte fii ci shahada yépp ci xaqiqa lañ koy àtte te am na benn mbokk ci sama soppe yi la bokk dama doon waxtaan ak sëriñam di ko wax ni seen sang bi arab ba muy wax boobu amul ndax arabu xaqiqa amul waaye mbokk mi donte moom taalibe la mu tontu ko tontu boo xam ni ba léegi tontu bi xay bu ñu ngi cay yéemu tellement que dafa am solo mu wax ko ni ko léegi alquran baatu alif lam mim lan la baatu ha mim lan la baatu kaaf ha ya ayin sad lan la waaye ba léegi sëriñ bi tontu ko pour wax la ñun arab bi ñuy tudd xam ni bu ñu ko tuddee duñu ko dégg ñoom nit ñi lu dul ñun ñu firiwaat ko moo tax sax ñu am ye ñu ca wàññi arab yooyu du yi ñuy wax fii ci monde shahada ci diggante jàng benn téere ñu naan la lii mooy bik naan la lii la noo tuddee kaye naan la lii la noo tuddee bunt arab yooyu mooy ye ñuy tudd ca xadaratul xayb yooyu kenn du ko wax parce que langue la dañ koy wax ndax dafa ëmb xaqiqa lumière bare na baat yu ma ci tudd réalité bi foofu lay dellu léegi nag yooyu buñ ko tuddee correspondance yi soo ko bëggee dégg danga koy delloo si ci baat yi yàlla junj ci alquran baat yu mel ni baatu alif lam mim baat yu mel ni baatu yaasin baat yu mel ni baatu nuun wal qalami wa ma yasturuun baat yu mel ni baatu qaaf wal quraanil majid ci baat yooyu yàlla di junji ci la arab boobu di dellu si ndax arab boobu lépp ay junji la réalité boobu nag kenn mënu ko natt ci suñu arab bi ñuy jàng ci école yu suufe ba nit di ko dégg di ko wax nga xam ni boo demee en Arabie Saoudite da ngay gis ku dul jullit sax di ko wax ko xam ni du jullit di ko làkk nga dem Maroc bi nga gis ko xam ni bokkul ci religion islamique di làkk arab boobu nga xam ni làmmiñ bu ne mën na ko tudd ndax diisul dëgg-dëgg ba ku koy tudd di ko puiser ci lumière ci xadaratul xayb duñu wax arab boobu arab bi ñuy wax dina xaw nuroog bii mais mooy gën a diis bi looloo tax nag boo indee arab boobu ci monde shahada di ko véhiculer ci sa ay message di ko tudd faw mu jaaxal koo xam ni daara bi mu génne mësu fa dégg loolu su jaaxalee wolof nag comme li ci ëpp ñu bare duñu màndu dañuy wax ni arab boobu existé wul man ki ma mën a tontu bu waxee arab bi amul mooy ki ma mën a firil alif lam mim su ko firee rek ma tontu ko ki ma mën a firil hamim asin qaaf su ma ko firilee rek ma tontu ko ki ma mën a firil taaha su ma ko firilee rek ma tontu ko ki ma mën a firil yaasin su ma ko firilee rek ma tontu ko tànk nag code yooyu ci alquran miinu loo ko ñu nit bu ñu jëlee code ci xayb boo xam ni ñu ngi koy tuddee ca xadaratul xayb muy baatu arab boo ko déggul ba yóbboo mandu ci defe naa côté boobu loolu lañ cay tontu ndax moo ci tane bi ci des nag di bi nga xam ni lu nekk nit wax na ko ci muy la ñoo nettali ni Seydi Mohamed El Cheikh nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko ni am na cëru mën a jël benn weer wax ni weer bi koor la te ku ci woorul da ngay am bàkkaar la góor ga daan wax ndeysaan boo ko nettalee wax joo xam ni ki koy wax mënu ko sax formuler dafa naan may ma ree tuuti ba noppi tontu ko xam nga Babacar dafa am luy dellu ci xaqiqa am luy dellu ci shari'atu muhammadiya
gis nga shariatu muhammadiya texte yi nga xam ni ñoo ko àndandoo ëmb amul benn texte ci texte yooyu boo xam ni dafay changer rëdd nañ ko bind nañ ko ñi ciy tënku ci noonu lañ ciy tënku mais gis nga xaqiqatu muhammadiya source de lumière la boo xam ni nitu yàlla yi dañ ciy puiser te xam-xam bi jóge ci yàlla di ko ballal ci seen dënn xam-xam boobu intermédiaire du amu ci lu nekk la leen yàlla di wax waaye itam ñoom lu nekk la ñuy tudd ci biir pays yàlla te pourtant tudduñu ko pour yàq nit ñi tudduñu ko pour alag nit ñi mais dañ ko tudd ndax dañ ci jublu sant yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis yàlla dafa ni yi ma la defal ci ngëneel di ko waxtaane moo tax nit dina tudd dara ñu defa ni day bàkku fekk tudd ko ngir bàkku daf ko tudd ngir sant yàlla su delloo ci contexte boobu nga laaj ndax man maa wax lu mel noonu parce que bu ma ko waxee nga ni dina la jaaxal li ma lay njëkk jàngatal mooy man Seydi Mouhamed El Cheikh mii toog maa yëkkati kàddu googu waaye gis nga xam nga wax nga ni gëstu nga ci internet ci site Aline Dieye nga xam ni mooy faral dugal suñu waxtaan gisoo ko ci c'est normal dama def waxtaan ci Cheikh El Hadji Umarul Fouti ndax man bi ma ñëwee Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dénk ma mission bi ak li mission bi àndal yépp dama ni li rafet mooy bi ma ñëwee ñi ma fekkoon ñu bay waar bi ba waar bi rafet ma fexe ba ñi leen topp ñoom te leer na ma ni ñi leen topp ñëpp xamuñu seen cër ma fexe ba ñi leen topp ñoom ñu xam ni ñii ay jàmbaaru xalifa Cheikh Tijani Chérif lañ te li nu làq ci xayb te kenn xamu ko moo ëpp liñ leen miine ci shahada ma def waxtaan ci Cheikh El Hadji Umar tudd cëram ca début ba ca mujjantal ga mi ngi ci internet ñu dugal ko ma def waxtaan ci Cheikh El Hadji Malick Sy tudd cëram leeral parasol ba leeral ci loo xam ni képp kuy mag te di dund ca xaqiqa xam nga ni dëgg bu leer nañ ñi la amul lu ci nit di teg ñu dugal ko ci internet ma waxtaan ci Serigne Babacar Sy leeral ca la ma ca leeral ca cër ya ak melokaan ba ak xaqiqa ya ñu dugal ko ci internet ma waxtaan ci Cheikh Ibrahima Niass Kawlaqiyu leeral la ma ca leeral ci ay cëram ñu dugal ko ci internet léegi nag ñooñu ma waxtaan mais ku ci ne am na taalibe boo xam ni ñoom lay tiitaroo te ñoom ay tiitaru tariqa bi lañ taalibe yépp bég ci mais man nit am naa ñu ma topp te ñi ma topp lu mu néew néew war na am lu ñu xam ci man ci wàllu cër ndax ñu topp Cheikh El Hadji Malick am na lu ñu xam ci moom ñu topp Serigne Babacar noonu ñu topp Cheikh El Hadji Oumar noonu ñu topp Baye Niass noonu à la demande de mes disciples ma def waxtaan boo xam ni dafay feeñal lenn ci sama ay cër mais bi ma ci pare bu fekkoonte ni propagande moo ma yitteel bu fekkoon propagande moo ma yitteel wala wut mbooloo niñ koy waxee dama koy jox directement Aline Dieye ni ko waxtaan yi ma waxtaan ci mag ñi bul dugal benn dugalal bii rek nga xam ni ci sama bopp la mais ñun mësuñu ko dugal internet dañu ko garder muy waxtaanu biir néeg ku bokkul ci xadara bi duñ la ca sedd waxatuma la ak benn kàddu di la ko ca nettali waxatuma la nga koy dégg xam nga lu tax nëbbuñu ko dañu xam ni ñëpp àttanuñ ko nëbbuñu ko mais dañu yëg ni ñëpp àttanuñ ko ñu denc ko léegi biñ ko dencee ñoom détracteurs yi mission bi ñu gis ma koy doxal arrangé wu leen
ndax gis nañu mbooloo mi fu nekk mu fay bàbbeeku di ñëw di topp suñu gannaaw ñu dem ba yaakaar ni xëy na man dama ñëw pour fay leen te defe naa ni ku ñëw pour fay dara doo ko taal ba ñëpp xam ni taal ba ma ngay tàkk ndax man leen na ma ñor mooy liggéey ci tariqa Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani leneen lu dul loolu ñoruma bi ñu demee nag ba foog ni ñun dañu ñëw pour fay leen ñu fexe yabal seen ay espion seen ay soi-disant disciple pour ñu ñëw dugg ci biir fexe ba récupérer cassette yooyu waaye gis nga dañu waroon am ngor gu tollook bi ñu ñaanee taalibe yi ba taalibe yi am lu ñu leen baaxee ci waxtaan yooyu waroon nañu am ngor gu tollook jël waxtaan bi complet nga xam ni mot na 1 heure de temps ñu dugal ko ñoom internet mais defuñu ko dañu dem dagg ko par benn minute par 55 secondes par 30 secondes yoo xam ni même kiy wax sax doo xam la muy wax lan la lan lañ ci jublu mooy lëndëmal xelu doomu aadama yi xelu nit ñi nga xam ni xàmme woon nañu leer ñu fexe bëgg na sa xel yooyu pour xel ya bañati xàmme luy leer pour ko amoon loo jàpp ci lu lay jëriñ nga bàyyi loolu te dugg ci polémique moo tax ñoom ñun dañ doon defar di leeral ñoom ñu bëgg lëndëmal su ko defee nag comme bëgg nañu lëndëmal te xam nañ ni ñëpp miinuñu xaqiqa ñu nag jël baat boobu rek naan nee na weeru koor gi mën na indi beneen weer te ku ci woorul da ngay am bàkkaar ñaata nit la yàlla may cër su ma doon lim du jeex Cheikh Abdul Qadir Jeylaani de la tariqa qadiriya taxaw na wax yàlla sama nguur moo ëpp sa bas ba ñu ko bëggee jàmm mu ni leen man dama am soxna am doom te yàlla kenn du ko wutal soxna kenn du ko wutal doom ña ko bëggoon jàmm daal di rus Cheikh El Hadji Umarul Futi wax na ni bu ma gisul woon Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani duma am kilifa ndax gisuma bu dul cheikh koo xam ni doy nga ma ci góoru yàlla yi te kenn mënu ko jam Cheikh El Hadji Malick wax na ni yowmal qiyaam suñu waxee yonent bi wax Umar wax Ousmane wax Aliyun tudd Ababacar bu ñu tuddee ñeent ñooñu ba ñu taxaw bu dee juróomeel day am man Cheikh El Hadji Malick la ñuy woo te bi muy wax loolu ana sëriñam di Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani déggin la laaj Sëriñ Babacar wax na bi ma xàmmee sama ndeyjoor ak sama càmmoñ mësuma mooy yàlla ba fi ma toll déggin lay laaj dafa am loo xam ne réalité la bu yàlla di may nitam man li ma wax ko ci réew mu mel ni Sénégal ci xaqiqa la tegu xaqiqa bi mooy cër la bu ma yàlla defal yàlla dina may jaamam ba fu jaam bi joxañ yàlla joxañ foofu yonent bi dina sédd soppeem ba fu soppe bi joxañ yonent bi joxañ foofu Mawlaay Cheikh Ahmad Tijani dina fal nitam ba lu nit ko tuddati cheikh ànd ak moom ci concept boobu loolu jarul weddi xam nga lu mu jar mooy mandu ca am na loo xam ne boo ko déggul danga cay mandu parce que relation bi nit ki dox digganteem ak yonente bi mu wax ka lam ka wax soo ko déggul mandu rekk la cay jëriñ ñoom nag comme mandu wuñu moo tax ñu indee que nañ ko indee nettali nañ nettali wax la ñu wax mais man gis nga su ma leen a bëggoon a jam ñoom ndax man tant que nit ñëwul sama kanam wax duma mën a wax ak moom dara mais su ma leen bëggoon jam dama leen di wax ni da ngeen di wax ni nit mën na changer weeru koor nit amul cëru changer ko mën leen pourtant dégg ngeen Sayyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum mu wax fii yàggul ni suñu mag ñi ci réew mi waxuma la bloqué réew mais mën nañu bloqué planète Sayyid Cheikh wax na ko yàggul te ñëpp ko déggandoo mi ngi ci vidéo yi mi ngi ci gàmmam yi mu wax ni suñu mag ñi ci réew mi waxuma la bloqué réew mais mën nañu bloqué planète léegi may laaj détracteur yooyu ni leen léegi suñu bloqué planétaire est-ce que weeru koor dana amati
est-ce que danañu xamati ban heure la ñuy julli est-ce que danañu xamati ban heure la ñuy aj màkk est-ce que danañu xamati ban waxtu la ñuy nekk ci bis bi wala ci guddi gi te Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moo ko wax ñëpp dégg nañ ko mu ni suñu mag ñi am nañu cëru waxuma la mën bloquer réew mais mën nañu bloquer planétaire bi kon cër yàlla jox na ko ku nekk réalité bi nag lan la mooy kenn ku nekk soo ko déggee nangul ko cëram soo ko mënul nangul cëram maandul ci ay mbiram ñun xamoon nañ ni wax yooyu su génnee dana am ñu ko àttanul waaye gis nga wax yooyu ñi xam yàlla ñëpp àttan nañ ko ñi nga xam ni bi yàlla waxee fax la mu annahu laa ilaha illa allahu fexe leen xam baatu laa ilaha illa allah lan la ñi am tarbiya ñi seen ruux am leer àttan nañ ko xam nga lu tax ñu àttan ko mooy dañuy wax ni yàlla lu ko neex lay maye loo ni yàlla du ko maye may na lu ko ëpp nitu yàlla bu ni yàlla may na ko mu mën changer weer bi yàlla mën na ko may sax mu mën changer at mi Baye Niass daan na wax ni bàyyi leen naan nangam su ngeen ko bëggee def delloo si démb ko gën a yomb Baye daan na wax ni man ku ma ko wax ma delloo si démb xanaa yaa dul yëg ni yaa ngi ci démb waaye danaa delloo si démb ndax cër la loolu cër la bu yàlla di defal nitam looloo tax bi ñu ko tuddee ci te boobu ñu ngi ko defee ci waxtaan ya ñuy tuddee suñu cër yi muy waxtaanu biir nekk ñoom ñu génne ko ci biti pour gëlëmal nit ñi li ma jaaxal te ma leen koy posé ñoom détracteurs yi mooy léegi bu ñu gëlëmalee nit ñi après léegi man lu ci sama yoon ci loolu man maa ngi dox sama mission di jàngale la ma war jàngale boo duggee YouTube ci site Aline Dieye bi nga tudd mais gis nga def naa ci waxtaan ci shahru ramadan doore yaa ayyuha allazina amanu kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala allazina min qablikum laallakum tattaqun jàngale ca lépp luy aju ci wàllu koor ba kuy dégg ci déggin bu woyof wala muy dégg ci shariatu muhammadiya wala muy dégg ci dégginu shahada mu dégg loolu man Seydi Mouhamed El Cheikh mii ak ñu topp sama gannaaw ñëpp ñun kañ la ñuy woor mais weeru koor la ñuy woor weeru koor bi waa Sénégal ci woor moom la ñuy woor bu weer bi feeñee woori bu ñu gisaatee weer ni ko yonent bi daan defe ci sunna ni ko yàlla santaane ci farata bu waxtu julli jotee ñu julli bu waxtu génne azaka jotee ñu génne azaka bu waxtu dem màkk jotee ñu dem màkk kon bu ñu jëlee benn polémique boo xam ni ñoom rek la concerné di ko véhiculer foog ni mën nañ ma yàqal juum nañ ndax man dama dul ko ni yàqal nag ma teel leen ko wax waaye wax yooyu suñ ko bëggee dégg duñu toog ci internet di ci débattre duñu ko yor ci Facebook di ci débattre benn dañuy ñëw ba ci man mii mu concerné laaj ma wala ñu dem seen sëriñ ñu jàngal leen xaqiqa ñu xam ni ndekete la ma wax sax lu xeebu la ndax am na ñu ma jiitu waxoon nañ li gën a diis la ma wax amoon na ñu ma jiitu waxoon nañ li gën a diis la ma wax te li ñu wax yépp dëgg la ndax ci xaqiqa lañ ko teg lenn li cërub yàlla la lenn li lu ñuy teg ci xaqiqa la am na loo xam ne nag ku déggul xaqiqa munoo ko tekki abadan lil abidin waaye man su ma jugoon pour bàkku rek defe naa ni danaa wax leneen lu dul loolu te pourtant cassette boobu nu jël ñoom muy tudd les dimensions mystiques de Seydi Mouhamed El Cheikh mais cassette boobu am na yeneen wax yoo xam ni moo gën a rëy suñu wàllu cër mais génnewuñu yooyu xam nga le problème en est que wax ji sax jaaxalu leen ndax xam nañ ni xaqiqa la te xam nañ ni yàlla mooy seet ku ko neex mu may ko lu ko neex te du tàggu kenn wax ji jaaxalu leen li ma ca jote jàngale jaaxalu leen xam nga lu leen jaaxal cër bi ma yàlla may cër boobu nag ku mu jaaxal di nga noppalu parce que bi ma ko yàlla di may boobu ñoom ñii di commentaire ci internet kenn fekkewu ko kon réalité boobu laa ciy tontu pour mën a dégganteeg yow ci xaqiqa boobu nga indi beneen bi ci des te nga laaj ko muy dafa mel ni dama am benn relation particulière ak Serigne Babacar Sy ak Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum li may jiitoo muy ci sama relation particulière ak Serigne Babacar Sy maa ngi koy wax ci début bi di la wax ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif bi ma joxe wérde en 1997 ba noppi daf ma jaarale ci tarbiya tarbiya bi nag axtaab yépp boole na ma ak ñoom
ku ci nekk ma jaar ci sa loxo mais Serigne Babacar Sy dama gis ni secret yi ma daan jox ci baatin turu yàlla yi ma daan jox ci baatin dem na ba yi may jox mu jeex teewul mu continuer di ma protéger ci mission bi am na bu ma ci daan nettali am na fi benn jamono afarid yëpp décidé song ma te boobu maa ngi ci mission afarid yi gis ni am na avenir bu Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif def ci man ma war ko véhiculer muy message yu tariqa bi te bis bu leer gi bare du leen arrangé ñu ni nu ñu jugteel ko song ci nii muy xale pour jeexal dundam mais gis nga bi ñu defee ñoom afarid yi seen ay délégation ak seen ay cortège gàddu seeni arme damay wàcc ci sorooru jumaa ji dajeeg Serigne Babacar Sy mi ngi boot ay loxom ma romb ko ci fi ñu daan teg siwa ndox mi ñi daan ñëw jàkka ja xam nañ ko siwa bi ñuy naane mu ni ma Seydi Mohamed El Cheikh ma ni ko labbayk mu ni ma da nga nekk ci mission bàyyi leen ak man ma gis góor gi laal si jaadaam toog yori kurusam turu yàlla yi benn par benn mu koy tudd ma gis peru kurus bu mu dóor afarid yi ak seen cortège yeeg seen mëte yi ñu yéegoon àndandoo explosé Serigne Babacar Sy di def noonu ba ñu jeex tàkk jàppoon naa ko mais keroog laa ko gën a jàppoon naa ko mais keroog laa gën a fasanteeg moom kóllëre sama kóllëre moom di dox nag ma sopp ñëpp mais moom ma am ak moom relation particulière maanaam cofeel bi ma am ci moom tax na du ma toog bés te defaluma ko 11 salatul fatiha defal ko ko hadiya moom Serigne Babacar Sy loolu bi ma ko commencé kenn xamul ñaata at la te ñu bare xamuñu ko du ma toog jour lëmm te defaluma Serigne Babacar Sy 11 salatul fatiha defal ko hadiya ngir suñu relation mag moom muy relation boo xam ni ca xayb la réalité booboo tax nag ma fonk ñëpp waaye moom ma sopp ko cofeel goo xam ni benn la tabarakallah foofu loolu laa ci mën a joxe comme explication beneen bi ngeen seetlu it muy da ngeen di dama am benn relation particulière ak Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum li ma ci mën a jàngale mooy Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum dama foogoon ni Sénégal waroon nañu jëriñu ci moom lu ëpp liñ ci jote jëriñu ndax benn dafay philosophe hors pair beneen bi mooy dafa miin kàddu mag ñi beneen bi it mooy dafa miin xayb beneen bi dafa xam na société war doxe qualité yi ma gis ci Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum gisuma ko ci benn nit xëy na nag am na ci ñeneen mais man gisuma ko ci benn nit benn nga doon philosophe nga doon ko dégg jamono doon ko miin xayb doon borom cër bu kenn dul natable ñu am ay relation yu bare nag ci côté baatin am ay relation yu bare ci côté baatin wax naa leen ni moom mooy seul nitu yàlla moom Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum mooy seul nitu yàlla bu ma mës a fekk ci xayb demandé ko ay conseil laaj ko soo ma bëggoon conseiller lan nga may conseiller mu tontu ma ca lam ma ca tontu nga xam ni sama diggante ak moom la réalité boobu ñu gis mooy dañu gis ne dafa incarné wàllu sagesse incarné wàllu xam-xam incarné wàllu miin xayb incarné wàllu xam ni société di doxe ma jël ko naw ko jël ko fonk ko jël ko yëg ni daal ku mel nii bu doon ñaar la ci àdduna kon àdduna jag na ba noppi waaye ku mel noonu kenn rek la mën doon ma yëg ni aussi lépp lu mu jàngale njëriñ ma nga ci ma yëg ni it kàddu gu mu yëkkati njëriñ ma nga ci waaye ma jàngat itam jaar-jaaram moom Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum jàngat jaar-jaaram gis ni fa mu jaar ku amul volonté pour jëm ci yàlla ku amul volonté ngir sopp yonent bi ku amul volonté ngir Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani doo jaar foofu wala ku fa jaar koon des fa ndax fu nekk jaar na fa lu nekk dégg na ko fu nekk jaar na fa lu nekk dégg na ko relation boobu nag nga xam ni dund naa ak moom moo tax ma def ko sama soppe abadan néew na lu may wax te tudduma njàngaleem waaye néew na itam lu may wax te nettaliwuma histoire am néew na lu may wax te tudduma ko moom
kon ñu bari yëg nañ ni sama diggante ak Serigne Babacar Sy sama diggante ak Seyid Cheikh Ahmed Tijani Sy Al Maktoum dafa am benn relation particulière bu ci dox te c'est tout à fait normal parce que relation boobu relation la boo xam ni Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif moo ko yombal suñu diggante Mawlaay Cheikh Ahmed Tijani Chérif moo ko yombal suñu diggante muy relation particulière te relation boobu nag du yam ci monde shahada bii rek wala ngeen may dégg may wax relation ba day dem ba aljana ci barke Cheikh Tijani Chérif tabarakallahu kon Khalifa Babacar loolu la ñu amoon pour jot ko tontu ci seen question boobu ci barke yonent bi barke Cheikh Tijani Chérif fii ba ëllëg loolu la ni seede sang bi la nu sopp billahi wallahi leer gi doy na seede leer gi doy na seede